gaaral ni dañoo amoon lu ñu gàllankoor tuuti ndax tey bi ñu toogee ba booru midi ñii nga xam ne ñooy saytu suñu kaaraange dañoo gisoon ni am na benn woto boo xam ne te lépp nag filmé nañ ko heureusement ñaari fan a ngi nii mu taxaw sama wetu kër léeg-léeg ñaar ñi ci nekk génn bu ñu ñëwee taxaw di filmer sama kër di jël ay photo ba tey mu am ñenn ci sama waa kaaraange ñu jàppanteeg ñoom parce que loolu noonu dafa garaaw parce que loolu violation de domicile la violation de la vie privée la te constaté nañ ko te dinañ déposer plainte bañ leen ca gisee la ñu dem araftu leen mu am xëccoo seen diggante ñu ñëw wax ma ko daanaka bi ñu ma ko waxee dama leen ne dem leen ngeen jàppal ma leen parce que Macky Sall xoqatal gi muy xoqatal dafa war a xam ni ñun loolu yëngaluñu man Macky Sall mënumaa tiital yor na police yor na gendarme yor lu mu neex lu ko neex waaye mënumaa tiital su doon moom ak man rek ñoo ci des bët ak bët moom ak man rek bët ak bët wala APR ak Pastef rek bët ak bët léegi ñu gis ñu ñokkali kon ñu jénk la réew jox la ay jumtuwaay yoo xam ne ñépp a ci yem nga koy utiliser yow pour di topp ay adversaire politique loolu tardement la wala deltu gannaaw la ci Sénégal te loolu Macky Sall la ko def bi xëccoo bi amee ñu am lu ñu bàyyi ñoom sax ca bañuy daw waaye bi ñu ubbee gannaaw oto bi nañu xam ne ñun Sénégal ñun ñëpp kenn nekkatul en sécurité ndax ñoom yor nañu ay jumtukaay yoo xam ne dañ koy ñëw taxawal fii boo duggee sa biir wanag di def sa soxla sax ñoo ngi dégg li ngay def loolu nag lu baax la cim réew waaye waroon nañ ko yóbbu nu ñuy def ba terroristes yi du ñu dugg Sénégal nu ñuy def ba samba boy yi du ñu dogaale nit ñi di foqati seen alal waaye jël un adversaire politique dem teg loolu di déggu lépp lu nekk ci biir këram di photo di filmer loolu mooy Macky Sall bi xëccoo bi amee nag ñoom ñu daw ba ñuy daw am na yu ñu fa bàyyi du ma ci dugg loolu nag la police ne tey tembe il faut ñu delloo leen ko wala ñu am PV boobu lan moo ci nekkati mooy gannaaw bu mu ne lii amul dafa jël ngàcce gàllaama gendarmerie dafa jël jotam di wone kii nga xam ne moo ne dañ koo siif li mu wax yépp te bañ ko bu ñu demee vérifier ko amul moto ma jël si ñu xool oto ko jël si envoyé na ma SMS ñu xool SMS amul ana SMS effacé naa ñu def réquisition ab benn arabe moo envoyé SMS sama baay porté na plainte Ousmane Sonko ñu vérifié plainte musul am suñ ko doon génnee war naa feesal ab page wala ñaari page loolu wane ni kooku amul crédibilité bu ñu ko war a mën a dégloo parce que su benn fen rek amoon décrédibilité na waxuma laa nag lu ëpp 30 fen ci benn wax waaye li gën a neex ci mbir mooy PV gendarmerie bi yemul foofu mbokk yi PV gendarmerie bi dafa dem ba wane ni lii ab complot la ndax bu ñu demee ba ne ndaw si ku la jël si mu demee ba xam ni sës na mu ne xaw ma naka Ahmed Mbaye ñu woo kooku ne ko yow noo def ba jël si ko mu ne damaa woo sama benn xaritu avocat bi woo médecin ñu ñëw jël si ma dem jëli ko ñu ne ko yow ndax da ngay def politique mu ne dee def ma politique waaye sama nijaay wala sama baay day def politique benn bokk yaakaar la bokk waaye xale yi gaaw nañu génne photo yi yor t-shirt APR benn bokk yaakaar nekk ci meeting loolu su dul def politique lan mooy politique ci Sénégal gis nga am réew bu normal boo jëlee koo xam ne dem nañ ba jàpp ni c'est l'un des principaux opposants ci ñu gën a jàmmaloo ak nguur gi la ñu naan dañ koy tuumaal dañ koy utal dara ci biir enquête bi ñu génne ci turu parti Macky Sall rek loolu dafa waroon jeexal mbir yi waaye sax dafa waroon ubbi beneen dossier mooy dossier complot bi contre ñoom mooy li amoon Amérique ci dossier bi ngeen dégg Watergate nga xam ne président Richard Nixon ci boobu lañ ko wàccee kon di lépp su dajee ci dossier complot bi leneen firndeel ko ndax yéen ñëpp dégg ngeen ab message boo xam ne ab avocat buñ ci tudd te ma wax leen ni looloo ngi waaj a tas baro bi fi mu toll nii sànq rek réunion am na yoo xam ne ci yooyu la avocat buñ ci tudd
ne moom moo bind na bindul man xaw ma te ñëpp xam ni avocat boobu dafa jege torop kii di ministre de l'intérieur tey nga xam ne moo nekk ci complot bi ba ci baat bi loolu rek a taxoon sax ñu fal ko foofu mu nekk noonu ndax ñëpp xam nañ ni moom mooy l'homme des sales missions. Sale mission CREI pour liquider Karim, sale mission agence judiciaire de l'État pour liquider Karim Khalifa ñu ne ko léegi demal ministère de l'Intérieur pour liquider Sonko ku ma xam la nag ndax xombal la dëkk sama yaay di waa xombal ñu bokk benn quartier ànd et c'est déplorable que mbirum àdduna poñetu àdduna mun a yóbbee nit fii kon su ñu nee kooku jege na ko noonu ba ñu ñaan soxnaam laaj du soxnaam moom mu mun a jël daal di bind daal di transférer ab message transférer ko kenn ci samay avocat te li andi transfert bi mooy bi ñu tuddee turam rek dafa woo sama avocat ne ko ah am naa problème waruñu woon tudd sama tur ci lii rawatina sama vie privée nangam bi mu raccroché léeg-léeg xam nga dernier numéro bi nga woo booy gaawtu mun nga juum yónnee ko kooko moo tax message bi egsi foofu seeni pexe dañoo xamul luy yàlla Macky Sall defe naa dafa gëmul yàlla moom ci boppam waaye message boobu ma faram fàcce ko ci wolof lam ci bind mooy ci mbir mii ci coow li am dinaa ci joxe benn conseil la ñu bind ci message bi mu transféré moom bu dee moom bind koy jot na ko parce que dafa bokk ci cercle bi doon ko transféré keneen ku bokk ci cercle bi parce que ku bokkul ci cercle bi duñu la envoyé message bi ku bokkul ci cercle comploteur bi doo jot message bi waaye li mu ci wax dafa ne maa ngi leen di jox benn tegtal ci dossier bii nga xam ne dossier DSK la may wax suñu mbokk yi ni DSK mooy Dominique Strauss-Kahn nekkoon benn kilifa France boo xam ne dafa waroon nekk candidat ci élection présidentielle far mu am lu ko dab ba ñu jiiñ ko ni dafa siif benn nit fële New York coow mujj ci am ba mënatul na nekk candidat kon ñoom lii lépp nag buñ ci tuddee DSK rek moo liñ ciy jublu mooy lu ñuy def ba Ousmane Sonko du nekk candidat loolu rek la mu ne donc ci dossier bi li ma leen di digal yéen mooy bu leen ko tëj kaso ndax bu ngeen ko tëjee kaso dina yëngal réew mi nit ñi dinañ génn di manifester fii ak waa bitim réew pour ñu bàyyi ko mu génn mu ne donc li ma leen di sant man mooy bu ñu yëkkatee malaanu kiiraayam mooy immunité parlementaire bi na ko juge d'instruction convoqué mu ñëw mu déglu ko bàyyi ko mu ñibbi convoqué ko mu ñëw bàyyiwaat ko mu ñibbi ba keroog instruction bi jeex ñu dem procès bu ñu demee procès nag fexe leen ba fësal ni jote am na moom ak xale bu jigéen bi loolu rek doy na jarul ngeen koy tëj bu ko defee maqaamam biir Sénégal day wadd deram day yàqu loolu moo nekk ci message bi lii rek fi na complot leneen loo ci yokkal day ëpp moo tax bi ñu demee nag ba rapport bi jëm côté boobu ci la procureur dit ne waa gendarmerie arrêté leen enquête bi parce que bëgguloon gendarmerie woo médecin bi bëgguloon gendarmerie woo avocat bi bëgguloon gendarmerie woo nijaay ga sax wala papa ja loolu moo tax ñu aji may wax nag ni dama ko fàtte woon ci français ku mën a gis Macky Sall na nga ko laaj ndax xam na Adji Sarr am déet Macky Sall ku ko gis na ko laaj ndax xam na Adji Sarr am déet ndax mos naa gisee ak moom am déet ndax wax naa moom am déet mooy président wu Sénégal may leeral nag benn mbir bu am solo mbir moomu mooy sénégalais yépp mën nañu après wax ni Ousmane Sonko moo ne woon keroog bu ñu yëkkatee sama malaanu kiiraay muy sama immunité keroog googu laay dem uyu ji buñ ma woowee ma wax ni dama ne woon bu dee jaar nañu ci yoon bi nga xam ne moom la constitution teg moom la règlement intérieur de l'Assemblée nationale nga xam ne loi organique teg saa suñu jaaree foofu respecté ko bu ñu yëkkati sama malaanu kiiraay ma dem fa
may wax sénégalais nag dañoo respecté wul loolu te loolu man wax naa ko avocat yi wax nañ ko professeur de droit yi wax nañ ko même organisation de société civile yi def nañu ñoom seen benn communiqué muy Amnesty muy RADDHO muy keneen ak keneen ne dañoo respecté wul àq ak yelleef Ousmane Sonko en tant que député ci ni ñu ko defee. wax naa léegi ci français faram-fàcce naa ko jarul ma ci duggaat waaye nañ ko defee dafa respecté wul charte yi moo tax ma ne tey ak lu mun a am suba assemblée nationale man mii sama immunité da jógewu fi conséquence nag bi ñu ciy tiré mooy fa ñu nekkoon suñu diggante ak section de recherche fa ñu nekkaat ba tey lii nag mbokk yi lenn rek moo ko tax a jóg lii lépp nag ma tudd kenn mooy responsable mooy Macky Sall lan moo ko tax a jóg dama bëgg sénégalais comprendre ko te loolu duñ ko nangul mukk nag parce que jeunesse bi yépp am yaakaar ci li ñuy def mag ñi am yaakaar ci li ñuy def jigéen ñi am yaakaar ci li ñuy def ñépp yaakaar ni projet bi mën na suqali Sénégal duñu may Macky Sall mukk mu utiliser ak yu affaire caaxaan yi pour ne tey dina dakkal projet bi donte sax bu téye woon Ousmane Sonko du tax projet bi dakk loolu tam ma wax ko parce que projet bi du Ousmane Sonko waaye Ousmane Sonko am na lu mu représenté ci projet bi moo tax ñun ñu ko bokk ñëpp duñ ko nangul loolu. may wax ni lenn rek moo tax a jóg Macky Sall mooy nu mu mën a gaawantoo pour juge bi inculpé ma mooy mu ne man maa def li ñu wax te du ko teg fenn nag ñu gaawantu def mandat de dépôt mooy ñu ñëw téye ma yóbbu ma ba rëbës. loolu buñ ko xasee ba am dañuy ubbi instruction mooy juge bi day jël temps pour seet ndax lii am na wala amul di dajale pièces yi comme nag ci domaine bii dañu ne ci wàllu wii su dee dañu wax siif juge bi mun na jël temps bu ko neex su ko neexee mu jël 10 ans pour def instruction loolu buñ ko xasee ba am ma répété ko seen mbëbët yëpp mooy ci lu gaaw fii ak fan yi di ñëw wala fii ak heure yi di ñëw lu ñuy def ba ne coppet jàpp Ousmane Sonko yóbbu rëbës loolu buñ ko xasee ba def fa lañ lay bàyyi 3 ans 5 ans 10 ans fexe ba génne la ci fichier électoral bi ni ñu defoon Khalifa def ko Karim bu ko defee Macky Sall nag ne mun naa am lu ma neex mun naa déglu lu ma neexee et cetera et cetera loolu laa wax ni ñun duñ ko nangul loolu rek moo andi lii lépp ngeen gis moo tax ma ne man mii Ousmane Sonko li ma waxoon ci sama génn bu njëkk bi mooy Macky Sall xamul droit Macky Sall xamul yoon Macky Sall bu xasee ba yëkkati projet ne tey ba faagaagal Yacine Fall fii rek askan wi taxawul ne ko lii d'accord uñ si Macky Sall kenn mënu koo tere mu def moo tax ma ne man dinaa taxaw jàmmarlu ak moom dinaa taxaw résister parce que loolu constitution moo ma ko may seen menaces yëpp ñuy wax appel à insurrection xaw ma lan man maa ne man Ousmane Sonko ci sama bopp dinaa taxaw résister ci lii ñu bëgg a def ak nu ma ko mënee waaye daa ko résister mën nañ ma ëpp doole parce que ñoo yor buur waaye du yomb ci moom de résistance boobu ni ñu koy defee ni ma koy defee man kenn ku ne ci Sénégalais bàyyi naa la yow nga natt sa bopp mais man ni ma koy defee mooy benn la ñu war a def suba tekkiwul sama mbalaanu kiiraay ma wax ko ñépp mu leer sama immunité laa yor encore ñaareel bi mooy kii ñuy wax Mamadou Seck nga xam ne am na fu ko gaa yi téye ba moomul boppam même suñu dellu siwaatoon toppaat yoon ba mu jaar ni mu war a jaare ñu lever sama immunité nee naa moom mënul nekk juge d'instruction bi parce que li mu jot a def wane na ni maandute amul ci moom juge bu amul maandute nag matul juge ma wax ni ñoo ngi bàyyi bët ak xel ki ñuy wax Samba Sall ñu koy wax doyen des juges ndax dossier bu ñu mus a monté fii contre opposant moo xam membre société civile la wala membre mouvement citoyen wala activiste wala acteur politique ñett ñii ñoo koy monté ñoom ñooy taalibe Macky Sall ci palais de justice bi mooy Serigne Bassirou Gueye procureur mooy Samba Sall doyen des juges mooy Mamadou Seck ñooñu nee naa duñu d'accord ñooñu jël ko te samay avocat bind nañ ba pare déposé ko foofu
ne récuser nañu parce que loolu yoon a ko moom yoon a ko maye mooy soo gisee ku la doyul mun nga ne kii bugguma mu àtte ma comme nag 10 cabinet la soo récuser ñaar am na 8 cabinet yu des may wax nag ni Macky Sall dafa aadawoo saa su jógee pour faagaagal ab adversaire politique dafay làqatu ci gannaaw ay nit ndax moom ci boppam ñemewul góor da ngay ñeme li ngay def mais bu xat la boo xam ne day làqatu ci gannaaw ay nit boo waxee ñu ne la justice bu ko kilifa woowee mu ne ko mbirum justice la bu demee RFI ne mbirum justice la comme du wax ak waa fii waa RFI lay waxal dama ko wax ni bii pa bu dee dafa bëgg a faagaagal Ousmane Sonko il faut mu li muy rendi na nangu ni moom deret bi dina takk ci moom loolu laa koy wax jarul muy làqatu ci gannaaw ay magistrat il faut mu xam ni loolu dina takk ci moom waaye nag may wax sénégalais yépp ni man de maa ngi sant yàlla bu dee am naa ay jafe-jafe yu ndaw ci li taxoon may dàmp sama yaram loolu reyul nit maa ngi wér gu yaram gu mat sëkk canceruma ci lu ma yëgul jabetuma aw ma insuffisance rénale aw ma benn xeetu jàngoor maa ngi nii alhamdulilah lépp lu mën a am nag gannaaw bu ñu defee seen force yi nañu xam ni Macky Sall la ndax am nañu seeni xeetu yu ñuy utiliser pour posséder nit wala am yeneen yu ñu koy def ba faagagal ko ñëpp xam nañu lépp lu mën a am moom Macky Sall la moo ko sénégalais mu leer mbokki Sénégal maa ngi woo askan wi yépp bàyyiwuma kenn jamono yi ñu nekk kenn ku nekk ci ñun war na xam ni jamono ju lëndëm la ci Sénégal waroon na doon jamono ju leer ci Sénégal waaye jamono ju lëndëm la ci Sénégal waaye nañu xam ni Macky Sall toog ci nguur gi des ci nguur gi jaral na ko lu nekk lii mooy li ci gën a tuuti jaral na ko sax li nga xam ne ndax Sénégal ñun mosuñu woon am or wala pétrole wala gaz wala yu demee noonu waaye amoon nañ loo xam ne àdduna yépp a ñu ko ñee ñépp mooy li tubaab di wax cohésion sociale mooy Sénégal ñun ñëpp dañoo bokk ndey bokk bàyyi Sénégal mosuñoo xam waaso wala xaw ma lan fii soo fi jëloon ñu nekk ci salle bi boo moytul 80% yi kay seen jabar wala kay seen jëkkal bokkuñu waaso ñun mosuñoo xam loolu Macky Sall bi mu toogee fii ba léegi la fi coow waasoo am ba keroog ndaw yi ñu jàpp ci suñuy manifestation te suñu constitution suñu charte ndeyu réew mi suñu ndeyu charte réew mi tere na loolu tere na ngay wax nit di wax ci waasoom wala ci diineem wala ci gox gi mu dëkk parce que loolu day nërmal li ñu bokk ñun ñëpp muy nation mais keroog bi ñu jàppee xale yi ñi leen doon enquête laaj bi leen njëkk a laaj mooy ban xeet nga bokk ñaareel bi mooy ban région nga jóge loolu lu dangereux lu garaaw la cim réew taal na Rwanda taal na feneen ak feneen loolu waruñu koo nangul Macky Sall ba tax may fàttali sénégalais yi ñun ñi ñëpp nag koo ci jël ku toppoon deretam sori tuuti am na ci wolof ci biir deretam am na ci séeréer am na ci pël am na ci alpulaar am na ci joola am na ci soninke am na ci mankaañ am na ci leneen ak leneen ak leneen ñun ñëpp sénégalais lañu yàllaa ñu tànnal réew mii ñu war a bëggante jàppante bu ñu nangu Macky Sall dugal ñu ci loolu te suñuy police ak ñoom seen waruñu nangu ñu leen di jox instruction yu mel noonu li ñuy wax fichage ethnique waruñu koo nangu may wax nag ni ñun de ci suñu jëpp bopp yàllaa ma may man ci sama bopp suñuy wax métis ci Sénégal man métis la am ca Xombal am ca Paal am ca Fuuta am ca Casamance am ca Siin am feneen ak feneen ñun loolu mooy Sénégal may wax nag ngeen may ma wax tuuti ci mbirum Casamance parce que bi ma duggee ci politique ba léegi ñii ma jàmmaar lool kenn mësut a gis acteur politique jamono ñoom Lamine Gueye ba tey mësuñoo gis ku dugg ci politique ñu jël sa waaso wala sa région bi nga dëkk def ko argument politique di wër nit ñi naan ñii nii la ñu mel ñii nii la ñu mel damay wax ni Casamance dafa xew ñun ñëpp la dàqal ñeent fukki at a ngi nii jàmm amul guerre bàyyiwul